télévision Futur Média mbokk yi asalaamaaleykum dalal leen jàmm ci xibaaru digg bëccëg yi benn waxtu moo jot ca Enampor ba ca Ziguinchor benn waay dawalkatu ba camion te nu fekkoon ko ci biir woto wa mu faatu démb moom nag dañ koo faat mooy gis-gisu maire bu Simbandi Bransou fii waay ja fekk baax certificat de genre de mort ba lañ ca gis mooy chauffeur boobule dañ koo dóor ci loos ak ci gémmiñ apparenté moom mu nga ca diggante dund ak dee ba léegi ca Ndar Géej tey jile ci suba ay takk der ak nappkat ñoom ñoo doon xeexoo foofule ay pneu yu ñu fa taal am na benn oto it bu ñu taal ba mu jeex tàkk benn nit teg nañ ko loxo ci fitna googule nappkat yi ñu ne seeni licence de pêche la ñu bëgg ñu jox leen ko ab diir bu yàgg ngi nii ñuy xaar. beneen ponk ci xibaar yi fii ci Ndakaaru ñi ñu yàqoon seen kër fële ca Cité Tobago di yëglu ñenn ca ñoom ne bëri na ci ñoo xam ne bokkuñu ci liste ñi ñu jébbal kilifa yi ngir ñu dàmp leen muy benn terrain fukk jàpp ñaar fukki millions ñu gis ni collectif bi ci boppam sax mooy wane ab parparloo ci dossier boobule. tey jii la àdduna wërngal këpp di màggal jëg bés bi ñu jagleel xeex cancer ñaar fukk wala boog fii ci Sénégal téeméer boo jël ci juróom-ñett fukk ak ñett ñi amee cancer gynécologique ñoom daal dinañuy am chimiothérapie te fayuñu dara bu ñu sukkandikoo ci pharmacie nationale d'approvisionnement LISCA di Ligue sénégalaise lutte contre le cancer ne nag faaw ñu yaatal ko ci yeneen xeetu cancer. beneen nit ponk li ñu nemmeeku ci marché bi lu bëri ci li ñuy jëfandikoo dafa yokk bu baax a baax ay député démb ci assemblée nationale ne nag gouvernement bi jot na ñu taxaw ci ministre des finances ne Abdoulaye Wade ak ña mu àndal li ñu def moo raw li Macky Sall di def jamono ji ci kanam tuuti mbokk yi ñu yaatal ponk yooyu yëpp. ginnaaw bañ la nuyuwee ba noppi démb ca Enampor ba ca Ziguinchor am na benn dawalkat camion boo xam ne dañoo ne woon dañ ko fekk ci biir mu faatu apprenti wam nag nekk ci diggante dund ak dee ba ñu yebal ko l'hôpital kii di maire bu Simbandi Bransou moom nee na ka doon dawal woto bi dañ koo faat ginnaaw ba mu jotee këyit ba koy firndeel muy certificat genre de mort mu ne dañ koo dóor ci loos ak ci gémmiñ ba mu jaaree ji fa wuy ji sunu borom moom Malamine Cissé moo xamle lu ni mel Boubacar Diassi ca diwaanu Ziguinchor Boubacar Diassi kon ci kanam tuuti la wala ñu déglu kii di maire bi di Malamine Cissé nekk maire bu Simbandi Bransou. genre de mort wone na kii dañ ko dóor ba mu dee dañ ko dóor ci los bi après ñu dugal ko ci biir camion citerne bi ci réservoir bi voyez comment c'est atroce. Il n'est pas seul, ils sont deux. Non, c'est pas un accident. C'est pas un accident, des blessures un peu partout. ñoom ñaar la keneen ki mi ngi na le tëdd il parle pas il est dans le coma donc mënul nekk accident de quel genre? Seule la justice, seuls les hommes qui doivent faire des enquêtes vont nous prouver qui a tué, qui a assassiné et quels sont les auteurs de cet assassinat. Bien sûr dama wóolu justice Sénégal moo tax ma ñaan ñëpp jóg ñu war a jóg pour ñu xam kan moo rey Bara un jeune il est parti à la fleur de l'âge mais il a une femme et 5 enfants tous des mineurs. Vous voyez le poids? C'est dur, mais je crois que j'ai confiance à la justice, comme je l'ai dit, et je pense que la justice va rendre justice pour qu'on sache qui est l'auteur de ce crime odieux. ñu dem ba diwaanu Ndar Géej nañ leen ko doon waxee sànq tàngoon na sànq ab xeexoo diggante ay takk der ak nappkat yu nekk foofule nappkat yi di ñaaw lu ñu ne yéexte gi ñu nemmeeku ci seen licence yi ak ñu war leen koo jox juróom-ñetti weer a ngi nii ba léegi am na ay yàqu-yàqu nag ndax xëy nañu taal ay pneu am na it benn oto bu ñu taal ba mu jeex daanaka lu soriwul dara hôpital ba benn nit teg nañ ko loxo foofee ca Ndar Géej dañuy dem fekk ji fa Ousseynou Diop. Ndar tàngoon lool ci bisu talaata bi nappakat yi nekk ci quartier yi di Guet Ndar Santhiaba Goxoma ak Hydrobase mer ba futtu ñoom ñu daal di barré pont Moustapha Malick Gueye benn oto demul benn oto jàllul seeni mer la ko waral bokk na ci licence de pêche yi nga xamante ni yeex na
kooruk atum 2019 ba léegi la ñu gëj am lii di licence de pêche tax nag ñu mer ba futtu génn nag wane ko ci mbedd mi. seen jàmmaarloo ak way takkader yi ci pont Moustapha Malick Gueye metti woon lool ñoom ñu taal ay pneu xeer yi di jolli fu ne ba sax am ñoo xamante ni am nañ cay gaañu ci ñaari parti yëpp li waral nag seen ñaxtu bii bokk na ci licence de pêche yi nga xamante ni dafa tardé toll ci ñeenti téeméer bi ñu jëndee seen ay licence ak léegi war na mat juróom benn weer waaye ba léegi France daal di xiddeem te seen licence yooyu itam benn bu ne 1,740,000 francs CFA lay jar tax nag ñu ni lépp dañu bëgg mu leer te seen ay licence ñu mën leen ko jox ngir ñu mën a nappi jamono jii nag ci diwaan Ndar Géej ñàkkum jën bi tar na lool li ko waral mooy ñàkkub licence bi ñoom nappkat yi nag ñu ngay dànkaafu nguur gi ak yenn ci ay commission yi nga xamante ni ñu ngi ci jàmmalaay ngir lu jëm seen licence de pêche yooyu lépp mën a leer. ñeneen ñuy ñaxtu fii ci Ndakaaru bu ngeen di fàttaliku ñi ñu tojoon seen kër fële ca Cité Tobago dañoo booloo woon ci benn collectif ngir ñu fay leen seen àq ak yelleef am na ñenn ci ñoom nag dañoo gis ni dafa am parparloo ay liste yu ñu taxawal ngir ñëpp ñu bind seen tur ñu mën leen a fay seenum ndàmpaay waaye li ñu nemmeeku ñu ne mooy du ñëpp ñoom ñoo ca nekk moo ne njiitu réew mi dafa ne woon ku ca nekk ñu jox la benn terrain fukk jàpp ñaar fukki millions démb lañ doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi Cheikh Alioune Sow moom moo yor seen kàddu dañ koy déglu ci micro Pa Fara ñi nga ak Modou Diop. ñi nga xamante ne ñoom la ñu jiital ñoom ëllëg ñu yóbbu liste bi bu njëkk bi nga xamante ne ku joxe nga 100 000 ñoom liste bu ñu fa yóbbu à notre grande surprise bu kii bi génnee nga xam ne ñu jël ko jox ko ñi nga xamante ne amuñu fa benn droit dañu ne ku tabax R+1 dañ lay jox 20 millions ak terrain ku tabax rez-de-chaussée ñu jox la 10 millions ak terrain. man am naa fa ñaar benn bi tabax naa ko R+1 beneen bi ma tabax ko rez-de-chaussée ñaari yëpp jotuma terrain jotuma xaalis te ku nekkoon Tobago rek xam nga ni am na Imam Sow mu ngi fii yor këram fii quoi ñun président mosuñu si génnee parce que dafa ne jox leen les ayants droit ñun si ayants droit lañ bokk ñu si génnee ñoo ñu tooñ. ci wàllum wér-gu-yaram tey mooy bés bi àdduna wërngal këpp jagleel li ñuy màggal wala bokk di xeex li di ay cancer PNA yi pharmacie nationale d'approvisionnement génn ci nag ab bataaxal di wax ci chimiothérapie bi ñu ne kenn du fayet dara octobre lañ ko door octobre bi lay weesu ñoom ñu ne nag am na daanaka luy jéggi junni juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ci ay nit yu am jàngoro ji la ca ëpp nag ay jigéen lañu daanaka junni ak juróomi téeméer yoo xam ne faj nañ leen ci wàllum chimiothérapie boobule te fayuñu dara moom PNA ne ministère de la santé et de l'action sociale génne na daanaka $1 milliard ngir politique boobule loolee nag di ab buntu ñu def ab taxaw seetlu ci gratuité chimiothérapie boobule octobre 2019 la ba léegi niñ leen ko waxee sànq kii di LISCA di Ligue sénégalaise contre le cancer moom nag nee na yëf yi daanaka baax na niñ ko dooree waaye faw ñu yaatal ko ci yeneen cancer yi ndax yëf yi mi ngi ñeel képp cancer gynécologique yi reportage Fatima Touré Modou Diop. benn fan ci weeru octobre ci atum 2019 nguuru Sénégal jël ndogal ni lépp lu nga xam ne nag chimiothérapie la jëm ci cancer bi nga xam ni dafay laal butitu njurukaay bi waaye tamit li nga xam ni moo di ween bi kenn dootu ko fayti fii ci Sénégal. ñeenti weer gannaaw nag bi nga xam ne sax ndogal boobee jël nañ ko tey nag Ligue sénégalaise contre le cancer jàpp ni mën nañ am bilan bu baax waaye nag bànqaas boobee jàpp ni nag am na yu ndaw yu ñu war a jooyanti. traitement bi fukk ak juróomi garab rek la concerné am na yeneen garab yi nga xam ne dañ koy war a fajoo te bokku ci donc loolu malade yi ñoo ko war a jël en charge donc amoon na fi benn rupture mais rupture bi gaawantu na réglé nañ ko. effectivement malade yi nga xamoon ne yu jigéen ñi nga xam ne amoon nañu cancer yooyu la profité nañu ci faj bi. lu jëm nag ci wàllum yeneen cancer yi lu ko mel ni foie wala sax prostate docteur Fatma Guenoune jàpp ni rek des na lu bëri ci wàllum paj bi. mais yeneen cancer yi nga xam ne mooy canceru góor ñi ak yeneen canceru jigéen ñi foie prostate ak yeneen traitement ciblé wu cancer ki yooyu la c'est pas encore gratuit su doon sañu sago Sénégal ku fiy fajoo ci sa chimiothérapie doo fay dërëm. loolee nag waral ki nga xam ne moo di présidente LISCA moom sax dafa jàpp ni lépp li nga xam ne assistance la jëm ci wàllum koppar war nañ ko gën a renforcer. état bi daf ñu soulager bi mu jëlee chimiothérapie bi mais yeneen maladies yi am yeneen type cancer
ñun ñoo continuer di leen di jël ñun ñoo continuer di fay seen opération di fay seen radiothérapie ndax Ligue sénégalaise amatul moyen. ñeenti fan ci weeru février bu ci nekk rek dañuy daal ci célébrer li nga xam ni moo di journée mondiale lutte contre le cancer Sénégal nag def ay jéego yu bëri ngir rek daal ci jàppale ñi nga xam ni nag ñooy dund ak cancer moom li mu bëgg tey mooy docteur Fatma Guenoune ñu daal ci généraliser li nga xam ni nag moo di gratuité bi ci forme cancer yëpp. jërëjëf Fatima Touré démb assemblée nationale voté na nag loi organique ñeel budget programme ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk nafa réew mi ak lépp lu ñeel budget Abdoulaye Daouda Diallo am na yenn ci député yu bokk ci kujje gi junj nañu tuuti rapport yi Cour des comptes génne te ñu ne dafa am ay njuuj njaaj yu bëree bëri ci yoreenu alalu réew mi ci jamono joo xam ne député yi fare ci nguur gi nee nañu daal état bi def na liggéey bu baax wala bokk Macky Sall ak ñi mu àndal Habib Faye ak Mar Dieng ñu nga woon ci assemblée nationale. loi organique bu bees bi dina doon loo xamante ne ci lañ fas yéene tabax la nga xam ne moo di l'état wu Sénégal ngir rek mu gën a mën di ñoŋ anam ba nga xam ne noonee la ñuy yore koomuk réew mi député yi ñoom woote nañ li ni mel waaye itam des nañ ciy toftal ay xaatim décret yu bëri ay arrêté ak circulaire ci loolee itam danañ xool ana nan rek le budget bu Sénégal di doxee. mais xam nga loi moom su amee moo ëpp doole décret daf koy effacer si loi boobu aussi dañu prévoir ne que responsable de programme yi mun nañu leen nommer par arrêté du ministre loolu it loi bi moo ko wax. ma rappelé ne surtout que amuñu si benn xel pour jéem a jëf naawteef wala leneen. dina tax aussi ministres yi gën a liggéey. mais aussi dina gën a yombalal député yi seen liggéey parce que foog naa ñi toogoon di wax naan député yi du ñu liggéey loolu dinañu gën a yombalal suñu liggéey dineen gën a mën a woo ministre bi xayma lañ ko nattaloon lan la ci def ak fa mu toll. ñu ne léegi ñun programme bi la ñuy jox xaalis bi pour ñu tabax junniy classe yi classe bu nekk ñaata lii lay jar fukki million lay jar kon bu ñu bëggee def junniy classe war nañu am par exemple 10 milliards. pencum ndawum réew mi dikkaat ci rapport ga nga xam ne Cour des comptes def na ko ucceeg politique gi ñoom ñaawlu bu baax yéex ga nga xamante nit yéex nañu ko publier waaye teewul ña faree ci pouvoir bi moom di rafetlu liggéey ga ñu jot a def. ci yéex bi wala yooyu donc liggéey bi moo laaj loolu donc nag dañuy jàpp ne xëy na sax moom dugal la ci loxam pour que lépp mun a yem ngir ñu mun a doxal seen liggéey nu mu waree. le dépôt des rapports de 2015 2016 2017 monsieur le ministre kenn comprendre ñëpp a jaxasoo fi ñu nekk nii et question bi ñëpp di gën a laajte mooy à quoi va nous servir ce dépôt là. On devrait plutôt quand même magnifier cette action plutôt que de se mettre encore à se plaindre justement de ce qu'il y a eu à faire à ce niveau là. léegi Sénégal day jóge ci lu ñu duppee budget moyen dem ci budget programme loi organique numéro 2011 15 bu 8 juillet bi koy wuutu moo di loi organique numéro 1 2020. ñu des ci assemblée nationale ak député Cheikh Mbacké Bara Dolly moom moo jiite groupe parlementaire liberté et démocratie moom nag ci li mu wax mooy yokkute gi ñu nemmeeku ci lu bëri lu askan wi di jëfandikoo jamono jile ñu indi ci ay tontu jëwriñ bi di Abdoulaye Daouda Diallo la mu wax nag mooy gouvernement bu Abdoulaye Wade li mu def moo yées ndax ba mu fi nekkee mu ne lépp a yokku woon dañ leen di déglu kon bokk Abdoulaye Daouda Diallo ak député Cheikh Mbacké Bara Dolly ci micro bi Faye ak Maldien. tey jii ni askan bi ñi ngi dund tey ay jafe-jafe tey boo jëlee tey bidon diwlin bi nga xam ne mi ngi daan jar 13500 tey mi ngi ci 20 000 francs boo jëlee tey saakub ceeb bi daan jar 12500 tey mi ngi ci 15000 francs muy ceebu risaatol soo jëlee tey ceebu parfumé bi nga xam ne 18000 la daan jar tey bi mu faloo tey nax na Sénégal yi yokk na ko tey mi ngi ci 23000 te loolu waxu ko woon Sénégal yi saaku soble importé 25 kilos bi mi ngi tolloon ci 6500 tey jii nii bi mu faloo tey yokk na ko ba 9000 francs kon monsieur le ministre waxal Macky Sall ne ko Sénégal yi dañu sonn fatigué nañ. amul ba fu ñu toll nii benn prix bi nga xam ne xaw na méngoo wala jéem na jege prix bu ñu fi fekkoon en 2012 benn y en a pas. Et les prix sont là, je pourrais vous les rappeler. Le sucre était à 700 francs le kilo. 2012, 700 francs. Aujourd'hui, il est à 600 francs. Moins 100 francs.
Le riz parfumé, c'était à 500 francs le kilo. Aujourd'hui, il est à 400. Le gaz, c'était à 4800. Par exemple, le gaz, il est à 2900. Moi, 1900. Moi, c'est Wanyego. L'huile, 1300. Il est à 1000. Le lait en poudre, il est à 3000. Il est à 2800. Il était à 3300. Donc, c'est ça. xam ngeen ne état bu Sénégal dafa jël dogal ne gerte dootuñu ko fi jëleeti yóbbu ko biti réew ci jamono ji ñu toll ñu yëngatu ci wàllu woowule nag di ko rafetlu lu ci mel ni ku ci mel ni Sidi Ba nekk porte-parole bu CNCR moom nag li mu gis mooy daanaka ci marché bi amatul benn gerte buñ ca mën a fekk ki ñu dénk nag mu topp campagne gerte bi na muy demee li mu gis mooy état bi it def na ay jéego ndax am na benn million lu ñu toftal ñeenti téeméeri junni ci ay tonnes yoo xam ne bay nañ ko te daanaka ñeenti téeméer ak junni moom la ñu yebal biti réew Maymuna Njaay ak Pape Sangone Mbay def nañ ci ab gëstu. ñeenti téeméeri junniy tonnes loolu mooy exportation ci wàllum gerte yi nga xam ni yemale nañ ko fii ci atum ren ñu ne nag lim bi dañ ko matale looloo tax ñu jël bi la dogal. lu jiitu ñuy wax ne le 3 décembre la ñuy ubbi campagne bi fekk na ñuy génne gerte gi exportateurs yi ñoom commencé nañ jënd. non seulement commencé nañ jënd waaye daal di aj prix bi ci prix boo xam ne bii gën prix biñ faraloon doon wax wala biñ doon wax ne ñeent fukki dërëm ak ñaar daal boo kenn yées ñoom ñu romb ko loola nag kenn mënu caa tegi baat ndax da ngay jàpp ne ñun dañu bëggoon a aar baykat bi mu jot ña xam moo taxoon gouvernement bi ne bu kenn jënd lu yées 210 kon waaye su boobaa nag gouvernement bi dafa dal di seetlu ne ñii commencé jënd te ñee jógaguñ ñu yëkkatiwaat prix bi it ba nga xam ne romb na fu koowee lool fi ñu waxoon tax na ñoom jënd nañu jëndin woo xam ne wii àgg nañ sax ci 400 000 tonnes ci mois de janvier bi. producteur yi fare ci CNCR ñoom neneen la ñu gisee. naam jël nañ ko mais xaw naa yéex tuuti suñ ko teelee na jël bon dina tax nit ñi mën a for dara mais tey moom gerte gu baaxoon gi yëpp gerte li ci amoon solo ci gerte gi ci li ma yaakaar ak li ma foog ak li ma seetlu may daanaka dem na ci bitim réew wala mu ngi ci loxo ñoo xam ne ñi dañ ko yóbbu bitim réew. laaj bi samp kay mooy ana la des ci production bu atum ren bi jàppal ne bu réserve semencière yi génne nga génne également capital semencier bi état bi di génne nga génne la nga xam ne dafay dem ci consommation personnelle beeg lay daw ci luuma yi da ngay jàpp ne 1 million bi nga xam ne bii gën wala lu tegal waxoon nañ ko jàpp nga ne war naa mën a nekk. danaa ko lu ma xalaatoon jënd 150 000 tonnes waaw astafurlah waaw 20 000 tonnes coppe wala 60 000 tonnes kon kay gerte gi normalement war naa des. su war a des nañ dem jënd ko ci prix plancher 210 ñi jaay ko seen usine am 237 jaay jëndee ko 237 nag nañ jàpp ni tam lu ñu wax bu dee am na dina ma xaw a jaaxal parce que man di gisatuma gerte ci àll bi. ñu fàttali ne Fatick Kaffrine Kaolack Kolda ak Diourbel ñoom ñoo bokk ci exportation yi fi mu toll nii li ñu duppee collecte jëm ci wàllum gerte bi ñi ngi koy wéyal ci point yi nga xam ni moom la ñu fixé woon ca njëlbeen bu ñu sukkandikoo ci comité bi nga xam ni moom lañ fi samp ngir mu gunge liggéey bi. Maymuna Njaay ni nga ko junjee fële ca Kolda ak gerte bi ñuy jël ci baykat yi lañ fa nemmeeku mooy juróomi junni ci ay tonnes jot nañ ko fa nangu bu ñu sukkandikoo ci Modou Diagne Fada moom mi jiite Sonacos di wéy ba léegi di wër ci diwaan yi usines yi nekk mu jàpp nag ni ci bët saalumu réew mi daanaka foofu mu ëpp booy xool xayma ci lañ fa jot a jël ci gerte moom Modou Diagne Fada dem moon démb kon foofu ca Kolda dañ koy déglu ci micro Abdoulaye Diallo. surtout ginnaaw bi nga xamee ne gouvernement bi jël na mesure dogal ne dañuy dakkalandi lii di exportation gerte gi mu nekk période bu nga xam ne war na favorable ci Sonacos war na favorable ci huiliers yi ñu gis nag ne wax dëgg yàlla may nañu juumuñu bi ñu taxawalee centre bu mel nii fii ci Kolda ndax yaakaar naa centre bi tey bu fi nekk lool musiba dina am parce que wax naa leen léegi ne ci centre yi ñu am Sénégal yëpp bii moo ci jiitu ndax am nañ lu mat juróomi junni tonnes fii ci Kolda dong muy 5000 tonnes fii ci Kolda dong moo ëppale Ziguinchor moo ëppale Kaolack moo ëppale Louga moo ëppale Diourbel kon nag yaakaar naa ne xalaat bi indi woon centre bi fii nekk na xalaat bu nga xam ne xalaat bu rafet la xalaat bu baax la tey am nañ ko muy jënd gerte suba lu tax du ñu am xalaat
indi fi ay unité de décortiquage muy unité yu nga xam ne dafay xolli gerte ñu toppaat ko bu ñu demee ba ci kanam lu tax duñ fi indi unité yoo xam dafay nal dawlin jàpp naa ne ndànk-ndànk moom la ñuy doxalee ba keroog ñuy jox Kolda rôle bi nga xam ne war na ko am ci wàllu gerte parce que nag fi mu toll nii kenn mënatul tudd gerte ci biir Sénégal te doo tudd Médina Yoro Foulah te doo tudd département Kolda te doo tudd région Kolda. ñu desandi ci bët saalumu réew mi wax ci leneen ci Umul Qura bi nekk ca département bu Bunkiling foofee nag ki jiite imam yi ak ulema yi li ñu nar a def mooy tabax fa benn institut islamique boo xam ne dañ fay jàngal xale yi diine di leen tàggat ci lu bëree bëri lañ ca gën a nam it mooy am na yenn xale yu bëri buñ demee ba am benn at dañuy jéem a dem ca mbëkk ma jël gaalu looco yi ndax dañoo bëgg buñ ca noppee ñu mën leen a jàngal ay activité lu ci mel ni bëy wala sax nag di sàmm reportage foofee Bakary Konté Khali Diamé. Institut islamique Umul Qura moom nag ay bâtiment yu bëri lañ fa prévoir yu mel ni ay salle de classe logement talibé yi logement enseignants yi ak benn jàkk wante tamit benn centre de formation boo xamante ne dañuy spécialisé ci agriculture ak élevage. liggéey bi Cheikh Sidia Dramé commencé depuis plusieurs années dañuy fàttaliku ne fii daara la boo xam ne moom moo ko sos bi mu ko sosee ay gone tuuti gone ñoo fi nekkoon waaye tey jii lu ëpp ñaar téeméeru taalibe ñu ngi fiy jàngee kon nag fu ñaar téeméeri taalibe di jàngee jaadu na ñu yokkal leen seeni infrastructure. El Hadji Sidia Dramé président des imams et oulémas Mandeng moom nag moo initié programme bi lee dama ko dund parce que dama génne xam gis li ma gis ci biti ma ñëw fi moo tax man képp ku may waxal rek dinaa jéem a wax ak yow pour nga toog parce que kenn ku ci nekk sa kër yaa koy defaral sa bopp ñaari kër yu dënd kii defar kër mu rafet nga bàyyi sa kër nga dem dëkk sa kër kii soo moytu yow doo am kër suba tax na xale yi war nañ xam ne suba ñoom ñooy Afrique. gox bi nag mu am ay jafe-jafe ci immigration clandestine dina nekk projet boo xamante ne day fixé ndaw yi. gunge ko nag mooy dimbali ndaw yi ndax tey xam nañ ne ndaw yi nekk fii ñi ngi dem ci immigration clandestine bi maanaam ñi ngi dem ci géej gi di fa dee di ñàkk seen bakkan kon état bi war na koo gunge jaarale ko ci ministre de la formation professionnelle ñuy lancer appel ministre Dame Diop mu dimbali ko ci lii ndax ki tabax ba fii ba def lii ndaw yi bu fekkee ne ñu ngi leen ni tàggat di ji ci ñoom ay jikko ci wàllu diine bu fekkee ne def nañ leen ñu am formation professionnelle ñu am métier ci jàngale bi dana doon solution bu am solo. ambassadeur de paix El Hadji Sidia Dramé moom nag def na pose première pierre jàkk bu Umul Qura. ñu dem ci bët gànnaaru réew mi Ndar moom la ñu tànn ngir mu dalal bés bi ñu jagle li ñuy duppee zone humide mooy diwaan yi nga xamante ni dafa am lu ci mel ni ay dex ak lu ni mel li tax ñu tànn ko mooy ci wàllum alam nag Saint-Louis nekk na lu am doole ci gis-gisu ki taxawal foofu lay jëwrin biñ ko dénk environnement moom colonel Ibrahima Guèye moom mi jiite service division des zones humides ak parcs nationaux moo wax lu ni mel moom dañ koy déglu ci micro Ousseynou Diop wala bokk du ñàkk ci yeneen jotaayu xibaar ñu déglu ko dañuy woy ñëw ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëyee tey ñu ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. fa ñax go mi ngi bëgg a lakk-lakkaale gu tooy jàngoroy coronavirus gi lëmbe réewum seen l'observateur ne nañu suñum réew di Sénégal mi ngi koy tàmbale yëg ci faat na yu bari bi ci njëkk mooy marchandise mi daan jóge réewum siin di dugg si ci réew mi lu ca bari ma ngay wàññeeku dem na sax ba yegg ci 35%. beneen ba di président Macky Sall ma waroon a dem ca Corée du Sud waroon faa teewem ndaje muñ doon def jëme ko ci wàllu jàmm di sommet mondial 2020 pour la paix waroon a am ñetti fan ba juróom-ñaari fan ci weeru février président Macky Sall waroon faa teewit ngir waroon faa jote raaye buñ ko fa waroon a jox moom Macky Sall fomm na ngan ga dematul. leneen lu ci amit moo di ci dëkk bii di Wuhan di fa coronavirus bi gën a wullee ñaay fukki étudiants Sénégal ak ñaar ya fa nekk président Macky Sall nee na seenu rapatriement la ca war dëgg Sénégal mënu ko grand place nañu président Macky Sall nee na étudiants Sénégal yi ca Wuhan jëli leen fa ñu nekk indi leen ci réew mi mënut a nekk guddi yi ndax mooy nag matuwaay yi mu laaj Sénégal amu ko réew yi jot a rapatrier seeni doom sax yombuloon ci ñoom source waane ko ak tigo explication yi président Macky Sall joxe ci ne moo tax ba doomi Sénégal yi ca Wuhan duñ leen mën a rapatrier explication yi yomb na trop ñoom doomi Sénégal yooyee
Vox Populi nañu boye boo ñu tari sóoratul mu ñu wanaa su ko te toog xaar yàlla ndax président Macky Sall mi ñu yaakaaroon ngir doon séntu ci moom mu delloo si leen ci réew mi Macky far na leen bandone lise ko mel ne ku naan ñu dafa def lu ko neex rek ndax ci jamono ji muy xam le ne doomi sénégalais ca Wuhan di leen rapatrier di indi ci réew mi mënut a nekk ci jamono jooje moom Macky Sall ca la yónnee Amadou Ba Aïssata Tall Sall ak Abdou Mbow ca Corée du Sud ngir ñu dem jëleel ko fa ab raaya boo xam ne amul benn njariñ Le Témoin xibaar ñu ne du doomi Sénégal yépp ñoo tàggatémbe ci réewum Chine étudiants ya ca Wuhan le président Macky Sall ne mënaguñ leen a indi waaye am na ñaar fukki doomi Sénégal ak ñett yu newoon ci réewum Chine delloo si nañu leen ci réew mi ba jamono ji kilifa yi yore wàllu wér-gu-yaram yi ci réew mi ñoo ngi leen di surveiller ak di leen may gët L'Observateur dolli ñu ci ne jàngoroy coronavirus ga am ci réewum Chine tax na kilifa yi réewum Sénégal toogatuñu waa ministère de la santé ñoo ngi leen di xaar tey jii ca poorum Dakar waa douane nit noppaluwuñu benn yoon gile yoon ñu bàyyi waxi coronavirus ga ca Chine te wax ci waxi rapport yi Cour des comptes yi génn ci réewum Sénégal bu yàggul corps de contrôle yi ci réew mi di def fi rapport at mu nekk ci ñi ñuy yoree àlalu réew mi journal Le Témoin mi ngi laaj ndax corps de contrôle yooyee amati nañ fi njariñ ndax duñu leen boole lakk ba ñu defub doom ñëpp nuppalu ndax seetlu nañu ne corps de contrôle yooyee ñaare fu ñu defee seeni rapport bu ci président Macky Sall dëggul tànkam li ñu def moo di jël rapport ba def ko ngànnaay di ko xeexe ak di ci santaas ay opposant gis nañu fit ay responsable yu fare mbokk yi di jéggalu bu baax a baax ci jafe-jafe yooyu lee ci li ci yëglekaay yi fi la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg gi di leen jox rendez-vous 19h30 incha allah ci yeneen jotaayu xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.